Gaston Production présente. mu mel ne que maa ngi toog ak ki nga xam ni macha allah kenn dootu ko présenté ci làmb suñu papa suñu xarit waaye nag nekk nit ku baax nekk nitu làmb di amateur di manager kenn dootu ko présenté dañuy def suspense wane ko directement bu ko nit ñi gisee dinañ ko xamee papa maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay buur géwél onze bi kalimati laay taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu waa site bi yëpp di jiital ci nuyoo bi nag directeur général bi muy Gaston Mbengue di nuyu aussi Makan ak Xaali Mbengue ak képp ku bokk ci entreprise bi ci site bi waaye di nuyu di wax Sénégal rek yàlla na fi jàmm wàcc. mais père da ngaa xaw a jaxase affaire yi parce que da nga ni directeur général di Gaston Xaali Mbengue Gaston Mbengue du suñu directeur Makan mooy suñu directeur loolu dama bëgg nga waxaat ko ba adduna bépp xam ne Makan mooy suñu directeur. waaw kon nag xam naa ni moom Makan mooy directeur général bi Gaston sax de dafa préparer précurseur maanaam koo xam ni ginnaaw bu demee ba ci kanam ndax xam naa ni dina ko bëgg sax waaye dootu ko mën waaye jàppale réew mi jàppale jeunesse bi tax na muy defar xale comme ñoom boo xam ne mën na ànd ak ñoom di leen gunge moo tax kon nag Makan mooy directeur généralu site bi alors te it moom nga mooy précurseur u Gaston Production parce que dañu koy former pour que ëllëg mu mën di téye li nga xam ne moom la papaam yoroon. mu mel ne que papa am na tàkkusaan gu mag gu ñu jublu le 28 novembre yow nag macha allah nitu làmb nga amateur nga analyste bu mag nga dama la bëgg rek nga analyser ma diggante Pakala ak Forza combat boobu ba ma doon analyser loo may wax. balaa may dugg ci analyse boobu damay wax ni dafa am jamono boo xam ni Gaston dafa bàyyi woon làmb ji mais boobu dama doon wax ni la lutte en carence de promoteur Gaston mënul ñàkk ci làmb ñàkk mën a absence am ci làmb day feeñ carrément moo tax bu demee ba nga xam ni dellu siwaat na ak tamit am de bons collaborateurs moom ba muy laata ñëw la waxoon ni bés bu may ñëw damay jàppale président de la république en tout cas président de la république war na conscient ci li nga xam ne moom la Gaston def investissement yi nga xam ne def na ko au niveau de la lutte ak réaménagement yi nga xam ne defaat na ko parce que dàmb damoon na ba événement yu mag kenn gisatu ko woon kon Gaston dañ koy ñaanal yàlla mu gën ko jubale ak président de la république président nag lenn rek laa koy wax na wut benn conseiller bu muy teg ci wetam comme ni mu jëlee El Hadj Diouf teg ko ci wetam mu jël keneen ku koy conseiller ci làmb parce que làmb secteur la boo xam ni dafa productif li muy liggéey dafa bari massification des Sénégalais de l'extérieur massification aussi des opérateurs économiques waaw mais làmb ji nga may laaj nii làmb la boo xam daanaka revanche la muy Pakala Forza Pakala ak Forza dañu bëri woon bëri bu méttee métti waaw Pakala daan Forza waaye Forza tamit wax ni dama juumoon mais cette fois-ci dama koy rectifier am na sax ñu ma laaj ni ma xeex bi kan lay avantagé ma ne xeex bi ñoom ñaar ñëpp l'avantagé parce que bee passé dañoo xeex bu metti mujj gi Pakala nax ko pousse ko ci xeex mu kon ne di xeex moom mu ñëw bëre daan cette fois-ci wóor na ma ni Forza préparé na loolu dina préparé xeex bi mais dina garder suufam nag ba nga xam ne kenn du ko jaar sàkk quoi. macha allah waaw. léegi bu dee retour Zoss ci làmb ji ban impact la mën a def ak ndax Alioune Seye 2 day confirmer wala boo ko doon digal da nga koy digal mu xaar wala mu dem jëli Zoss. waaw Zoss nag dafa nekk mbër mu dangereux te dama faral di wax ni ku xamul valeur combat bi ngay bëree mënoo koo gagné kon mbër yi il faut ñuy bàyyi seen xel ni il faut ngay xam valeur combat bi ngay bëree pour mën koo gagné kenn du xeeb sa morom tant que daanoo ko ku fàttali ko Zoss combat am ak Boy Niang ku fàttali ko Zoss combat am ak Gouye Gui ku fàttali ko Zoss combat am ak Issa Pouye war nga xam ne Zoss dafa nekk mbër moo xam ne dafa dangereux waaw mais moom daanaka presque lépp lu mu bëggoon def ci làmb def na ko ba demoon toog léegi mu dellu siwaat waaye nag Alioune Seye nekk xale boo xam ne dafa bokk ci làmb mais mu amoon ay nuits noires tey nag yàlla dimbale ko mu nekk ci benn lancé tegle ñaari victoire war a bëri ku mel ni Zoss li ñuy wax rek mooy
moom dafa jot wàllam dafa jot pour ay lampam tàkk kon combat bu dur lay nekk bu combat bu difficile lay doon non favori mënu ci am suñ doon jox favori Zoss lañ koy jox moom mi nga xam ne li mu fi def vraiment Alioune Seye dafa ko waaw mais dama ne Alioune Seye dafa toll actuellement foo xam ne lampam moo war a tàkk parce que dama ko seetaan mu jël tournoi ba tàyyi ma seetaan ko aussi mu bëri ci arène bi def ay combat yu neex yu rafet yoo xamante ni ñëpp dañ ko ci gi mu dem nag ba mu jigi mu am ay problème ci làmb ji di daan tey ji bu soir ñu daan tey nag mu tegle ñaari victoire ñëpp am yaakaar ci moom géejaw yëpp nekkaat ci ginnaawam kon combat bu metti lay doon boo xam ni ku juum rek da ngay daanu. Santa Gningue Wos jàmbaar Wos dafa jóge ci benn combat ñu yaakaaroon ni combat boobu combat bu yomb lay doon mu dem am ci échec mu ñëw ñu joxaat ko keneen ku mel ni que mu bëree loon tey obligation la pour mu wone boppam pour réussir combat bi parce que moom it yaraax yëpp ñoo ne ci ginnaaw te am na ay jàppale kon pour bañ a décevoir ñooñu il faut mu jéem a gagner combat bi mais Santa Gningue nekk koo xam ni champion yu bari la bëreel am na expérience ba pare nekk ci ginnaaw Bombardier kon bul négliger mukk combat bi nga xam ne moom la Santa nar a bëri si bés boobu parce que bu dee ay partenaire am na ko ci ñoo xam ne mën a def ak ñoom ay contact man dama nanguwul xale yi wax naan kii diw màgget na ku màgget da ngay dem toog mais tant que ñu ngi dem di entraîner di ñëw buñ leen xool ci ku màgget moo tax Gaston journée bi mu def nii journée bu am solo la boo xam ne dafay delloo si waat làmb parce que Gaston xoolul ku mën a jënd billet moom ay programme yu neex lay présenter amateurs yi moo tax yàlla na yàlla jàppale ko jàppale mboolum julit xale bi nga xam ne mu ngi ko teg ci kanam aussi yàlla teg ci moom loxoom ak képp ku ànd ak moom ñoom Abdoulahat ak ñooñu ñëpp yàlla jàppale leen ba ñu réussir li nga xam ne mooy ambition Gaston ambition mooy relever la jeunesse fexe ba amateurs yi am satisfaction li mu ciy dépensé ci xaalis kenn xamul nu mu toll lépp mënu ko gagner am na ci yoo xam ne day perte mais li ko neex rek mooy satisfaire les amateurs satisfaire les sénégalais satisfaire aussi le président de la république mi nga xam ni moom dafa ne moom bu dellu soité ci lamb moom lay jàppale kon moom aussi na delluwaat xool li nga xam ne moom la Gaston di def ci jeunesse bi mu appuyer ko au moins pour que mu li mu bëgg a def mu yeggale ko. noo gisee drapeau CEDEAO barki dem. drapeau kontaan ci CNG parce que CNG il faut ñu wax leen jaajëf équipe nationale bu njëkk ba seen regroupement sax daawul yàgg cette fois-ci def nañu plus de 2 mois regroupement ñu regrouper leen arène nationale yor seen lekk yor seen lépp am seen docteur am tout moo tax gis nga résultat bi ñu am résultat bu favorable la ñu am ñu ciy gërëm nag tout le CNG di ci gërëm aussi Amoura Sarr l'entraîneur di ci gërëm aussi ñi nga xam participants yi nga xamante ni ñoo ñëwoon di gërëm aussi sunu équipe nationale ñuy wax nag président de la République aussi Sénégalais yi discipline yëpp ku ci am yenn trophée yi ñu neexal la ñun 7 fois la ñu nekk champion d'Afrique dégg gu ñu cité bu ñu leen may dégg gu ñu leen ay kër yu ñu leen may dégg ñu lenn loo xam ne defal nañ leen ko pour ñu wane ni ñoom titre bii nga xam ne mooy champion d'Afrique nekk nañ ko plusieurs fois kon nag foofu aussi na ci delluwaat xelam xam ni ñii tamit dañu bokk ci làmb dañoo bokk ci réew mi te di jëriñ réew mi comme dañuy jëriñ réew mi nag war nañu à chaque fois su lu mel ni amee mu recevoir leen comme nu muy recevoir équipe nationale yëpp am loo xam ne da leen koy defal. ci journée yi nga xam ne passé na barki démb ci stade bi ñu tëgg ko fi nga xam mooy arène nationale lan mooy ëllëgu làmb fa lay mujj ndax gis nañ ni journée yi passé yu ci bari stade bi feesul ëllëgu làmb. sant promoteurs yi ñaanal leen yàlla jàppale leen Covid bi am na lu bari ay dommages yu bari yu mu teg làmb li tax ñuy gërëm promoteurs yi di gërëm aussi mbër yi mooy ñeneen ñi fi nekk ñëpp bi Covid bi ñëwee dañoo génn def ay marche ñuy def ay manifestation mais làmb ba léegi kenn déggu leen ci. papa tëjël rek. waaw kon ñu ngi santaat yàlla bu baax di ñaanal promoteurs yi yàlla may leen doole mbër yi aussi discipline bi nga xam ne am nañu ko ba tax mosuñoo manifester ak lu leen mën a metti ak lu ñu leen mën def ba léegi defuñu benn manifestation ñu ngi leen di ñaanal di leen sant. Gaston Production présente.